bienvenue sur le Dakarois 221 pour ce premier numéro de votre émission Sen Art. Sen Art nag ñu war a dalal nag ndaanaan ay ndaanaan yu mag a mag mais spécialement tey moom ndaanaan bi may dalal vraiment ku sénégalais yi bëgg la ku àdduna bi yëpp bëgg waaw man Mamy Mbaye je vous souhaite la bienvenue et di dalal sama gan di ko wax asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mamy. maa ngi lay nuyu Assane. maa ngi lay delloo nuyoo bi di la ziar di nuyu ñi may seetaan di nuyu sénégalais yi di nuyu monde entier bi yëpp. ah kon nag suñu invité surprise mu ngi nii muy Assane Lo nekk nag ku xarañ ci télé bi ñu bëgg ko lool mu sax xorom nag lool tey nag dafa xaw a ñëw ànd ak kii nag mais Assane tàmbaloo ñu lii de. waaw mais loolu xam nga nag tey moom lu munul ñàkk la en fait. il faut muy am. moo tax dañuy dal ba ci kanam de. Mbadou non duma la may dara. Mamy duma la may dara man. duma may dara de dara. ah waa léegi bëgg rek Assane bëgg la wax nga présenté wu. ndax ñi la bëgg xëy na ci télé bi lañu lay gis. mais xëy na am na lu bari lu ñu xamul ci Assane. derrière Assane qui est Assane xam nga fan la Assane jóge fan la commencé ba yegg si fii tey. ok Assane Lo mooy li may faral di wax souvent c'est-à-dire que des fois dina jafe trop nga wax ci sa bopp. mais nag wax ci sa bopp tamit da ci baax parce que yow yaay xam sa bopp. ok man Assane Lo di doomu réew mi juddoo ci réew mi màggee ci réew mi plus particulièrement juddoo Médina màggee Médina. booy Médina là je suis né à la rue 1 angle 22 après dem eggali sama jeunesse à la rue 27 aussi d'accord donc di ko continuer dem HLM Grand Yoff bon falaa màggee nag ba ñëpp ràññee ma fa. di doomu Thiès di doomu Bawal parce que muy ci côté papa ak ci côté yaay boole kook aussi maanaam doomu réew mi laa daal en quelque sorte voilà. am na solo. Assane nan nga commencé ba dugg ci milieu cinéma envie bi fan la la dikkee lan moo tax Assane da nga jékki-jékki rek nga ne je vais être acteur dama ko sentir wala lu nekkoon ci yow la comment tu as fait pour entrer dans le milieu cinématographique. waaw le milieu cinématographique moom lay fay xam nga man d'habitude en fait moi man ñi ma xam dëgg xam nañ ne art dafa mës a bokk ci man parce que j'ai fait l'école des arts mais en peinture def naa peinture acrylique je fais des décorations ah bon bah oui damay def sablage lu musul wax fet am na nag ñu ko xam parce que damay décorer damay def peinture sur toile damay def même les maquettes aussi dama koy def. parce que loolu laa jàng école des arts donc bi ma génnee dem ba ci biir affaire théâtre neex ma parce que damay animer fu ma toog damay déconner parce que lii nii loolu mooy quand j'étais jeune bi ma nekkee xale daaw mën wax. li ci non mën naa toog fii ba suba mën nga wax ak man du ma la faale. sama yaay dafa naa wax naan ma dégg naa il paraît kii est-ce que du doon muuma parce que j'étais tellement calme. du ma bouger mën nga ma teg benn coin yi ñëw mais nag ma màgg doon mu le contraire ñëw may déconner di kaf di ree et puis comme li may wax am na milieu boo xam boo fa juddoo li xew ci milieu il faut nga koy def parce que Médina dafa amoon mouvement jaabante fii xam nga def ay genre fuural genre ay nawetaan c'est-à-dire que yooyu ba pare ma eggali ko HLM Grand Yoff dem aussi am ay théâtre ay sax samedi ñu def benn genre podium nga joué waaw su ma joué génn gars yi yuuxu waaw mais non Assane mu ne affaire yi non c'est bon des fois ma jékki-jékki créer benn affaire gars yi bëgg ko et c'est parti ma ne léegi nag bon lii dinaa koy def nag par ndànk-ndànk noonu laa jógee ci football bi dem dugg ci si nawetaan dugg ci non dama nawetaan ba pare ma dem xool ma ne attends théâtre bi ma dem dugg ci théâtre bi dugg ci théâtre boobu nag moom moo ma exposé rek lancé ma nag quoi parce que dama yoroon HLM Grand Yoff kii section culturelle bi dem ba ci biir def ay compétition nawetaan jël ko dem ba ci biir def ay compétition ministère de l'environnement jël ko ma ne ah kon c'est bon et c'est parti noonu la artiste bi juddoo quoi. mais parfois dañuy wax en général ñi nga xamante ni dañuy bëgg di reetaanloo nit wala fu ñu toog nit ñi di kontaan di reetaan en général il cache beaucoup de choses derrière soit
c'est de la timidité soit ñoo xamante ni dañu ñeme dékku lu metti wala parfois ñu dund lu metti di ko denc et ils ont pas envie que ñeneen ñi di vivre même chose donc du coup dañuy teg benn carapace seen kaw di reetaanloo nit ñi est-ce que c'est ton cas. non man nag tel n'est pas man aw ma problème boobu man aw ma problème boobu man aw ma problème mu bouger aw ma problème mu déconner et je suis pas timide. non timidité bi may am mooy que su ma demee ci mbooloo xaw ma fa kenn du question timide mais question de dal la parce que aussi du fu ne ngay defee li nga war def. C'est vrai. on est au Sénégal di nga dem tey ci nit tey mu soxla tey nga dal foofu di nga dem ci nit tey mu soxla nga indi ambiance donc moo tax mais timidité bi la waral le mot timide moi je suis pas timide. D'accord. man bu ma waree wax damay wax bu ma waree def damay def. non comme ñëpp en fait defkat xam nga Sénégal ñun ñëpp ay defkat loolu mais nan la ñuy defee def daa bari façon parce que dañuy dund nag quand même. non dégg naa dëgg. kon jar na. léegi dama bëggoon xam kan mooy sa référence ci théâtre ci cinéma que ce soit au Sénégal que ce soit à l'international. waaw man nag international bi gondiwuma. gondiw la. non man international bi. benn acteur bu la neex boo xamante ne kontaan ci show. non peut-être que temps wu booy la woon mais bi ma demee ba ràññee nag bay dugg nag di def ne man lii dama koy def di ci bégal nit ñi di liggéey vraiment maa ngi ko jëlee ci Tafa Diop bu Daaray Kocc. D'accord. grand Tafa di ko nuyoo passage ndeysaan grand boobu moom vraiment moom bokk na ci ñi ma gën a tax ma jouer parce que professionnalisme am plus aussi charisme bi mu amoon quoi vraiment kooku moom bokk na ci moom dëgg yàlla. léegi selon toi yan mooy ay problème mu théâtre ak cinéma wu africain notamment ci milieu bu sénégalais bi selon toi yan problème en général la ñuy gën a jànkonteel. mais non au Sénégal li ñuy surtout au Sénégal parce que au Sénégal li ñuy gën a jànkonteel ci côté cinéma bi Sénégal mooy problème mu xaalis. D'accord. problème mu xaalis ak problème mu aussi tëj sa scénario ñun dañu am problème boobu. qu'est-ce que tu veux dire par là. waaw li nga xamante ni xamuñu. en fait quand je dis tëj mooy Sénégal ñun sunu label yi nekk fii di créer ay production tey jii booy xool am nañu bërëb départ def buzz mais booy xool toujours seen série yi finalité bi du doon li ñuy bëgg soit public bee koy tëj wala soit mu jékki-jékki rek def à suivre wala ñu ne non waa lii fu mu mujjee. fin de saison te doo comprendre. mais dafay tax ma rebondir ci sama benn question. parce que gis nañ la nga def ay sorties fan yi yoo xamante ni wax nga ci say problème ak waa Evenprod. donc qu'est-ce qui s'est passé en fait qu'est-ce qui s'est passé et que est-ce que Assane mu ngi tourner ba léegi ak waa Evenprod. bon non Evenprod xam nga c'est-à-dire que benn nuage la bu jàlloon sama diggante ak ñoom et je pense que loolu moo boucler sax sama saison ak ñoom comme ñoom ni ñuy bindee série man je pense que sama relation ak ñoom ci côté série loolu moo ko tëj. donc tu tournes plus là-bas. non tourné wu ma fa parce que dafa am lu ñu entamé woon. ñu am lu ñu waxante woon rëdd teg. ñu dem ba ci biir respecté wuñ ko. donc mu am benn xët-xët yu génn. donc voilà ñu réglé ko ci façon boo xamante ni gënaluñu. si je comprends bien da ngeen dem justice. non du justice man du ma dem ak justice ak maison de production yi franchement. mais est-ce que ñoom fay nañ la. non fayuñu man bokk fayuñu ma peut-être ñeneen ñi mais man desel nañ ma parce que xam nga tey dañ lay jox moitié ne la liggéeyal soo paree ñu fay la li ci des mais dañ ñu joxoon le quart benn quart jox ñu ko ñu téye dañuy eggali ñu dem ba ci biir eggalewuñu fayuñu donc ça veut dire que peut-être que am na lu tax raison boobu nag ñoom la. mais ñun li ñu war def nañ ko. mais ñoom est-ce que am nañu li ñu bëggoon ba mën leen ci fay. waaw non am nañ lu ko ëpp sax am nañ lu ko ëpp xam nga des fois day fekk ne dañ naan xam naa man maa ngi ci production xam naa comment ça se passe nañu def lii commencé lale bu eggee ñu def ni eggali lii. ci capet boobu xam naa moo leen sonal ba après mënatuñoo honorer li ñu seqoon ak acteurs yeneen yi loolu moo indi woon sama xët-xët ak ñoom. mais dama lire ñu ne Assane Lo a dit
acteurs ou idoles yi ay fake la ñu wala dara est-ce que vraiment c'est Assane qui a dit ça et si oui est-ce que loolu du indi benn animosité entre yow ak acteurs yi wala y avait déjà des problèmes entre vous. maag ñoom musuñu am problème te ku ci bëgg a indi problème aussi je pense que sa problème la doon man du doon sama problème. li tax mooy animosité boobu ngay wax amul sama diggante ak waa acteur Evenprod. et je le dis et je le redis aussi buñ ko doon wax dama koy waxaat ay fake lañu. xam nga lu tax ma wax loolu. buñ ko jëlee ci sensu ay féegu beneen façon mais féegu wane maanaam gis nga nit da ngay constant da ngay dëggu man suñ ma doon rey tiimale ma ak lu mu mënti doon li ma wax dama ciy jaaraat après défendre samay argument ba keroog nga may rey parce que bu ñu nekkee ci mbooloo di liggéey mami ngay actrice may acteur kon maak yow ñoo bokk famille producteur bokkuñu famille de moom daf nu jël ni yéen ñaar gérer leen man ma gérer sama côté su réussite amee ma jël li ma jël ngeen jël li ngay jël kon suñu nee acteur ak actrice ñooy ànd ñooy bokk li ñuy xeex kon maak yow li ñuy xeex tey su ma la ci ëppee wàll wala ëppuma la ci wàll it li may xeex moom donte lu ndaw la nga di ko jot sax su ma la ko kaasalee santal parce que loo waroon def la ma defal la ko kon su ma toogee di ko défendre nga ànd ceeg man ci défense ci loolu may wax retourner di ànd ak producteur bi di wax ci suuf day metti. donc si je comprends bien il y a des acteurs qui t'ont lâché ci combat boobu. waaw man je peux dire parce que du combat bu ma porté ne ñëw leen. dama ne bëri parce que y avait un groupe bu ñu créé woon. ma ne ci groupe rek bàyyi ci affaire bi. parce que li indi loolu mooy nit ñi pour ñu xam ko tëbuma tëb def ko. woote naa message naa woote naa fu ne. pour ñu fay lakk gi nangu ñoo dégg. ma dugg ci groupe bi jàllale ko fa. ñu ne ah grand wax nga dëgg mais après wax nga dëgg boobu ñi ko tontu ci groupe bi bariwul mais ñi ma woo ci suuf moo bari. ma retourné waa production boobu xamal ma ne ma genn wàll googu yëpp nga xamante ni ñi ngi woon ci biir dañuy ñëw di fekk si ñu di ñu neexal pour ñu jëlaat leen. mais ah bon kon y a problème kon donc man ndekete kaas bi ma kaas ba nu yaakaar ne Assane dañ ko ci puus ndekete man sax dañ ma cee naw ñoom waa Evenprod parce que dañ dama dëggu dama wax la nekk ci man par rapport ak ñiy wax ci suuf ak di def leneen moo tax ma ne ay féeg lañu. léegi loolu dina tax ma gën a ma bëgg a ñëw ci le fait que dañuy ne en général cette nouvelle génération ñu ci bëri ils sont prêts à tout pour le buzz c'est-à-dire nañu feeñ télé rek. bu ñu am xaalis bu ñu wala ñenn ñi di accepter yenn conditions yenn di feeñal et tout. est-ce que tu rejoins cette idée là loolu est-ce que firndeel na ni que am na ñoo xamante ni feeñ télé moo leen tax a jóg. mais si chaque jour ma wax ko dafa am ñoo xamante ni li leen tax a jóg. du xaalis bi parce que ki xaalis tax a jóg day ñëw ne la man lii nga may fay ma liggéey dem sama yoon ki nga xamante ni amour moo ko tax a jóg bu ñëwee nga fay ko ñàkk ko fay di nga ko jox dara au moins mais mu joué ko ak xol mais ki buzz tax a jóg boo ko fayul sax day ñëw te léegi réew mi li fi ne mooy buzz bi nu yaakaar ne buzz ça paye pas buzz da lay sonal buzz amul xaalis buzz amul xaalis. te dégg naa nga wax ni que am na sax ay acteurs yoo xamante ni am na ñu ci génnee seen ay kër ndax ñàkk fay. waaw parce que li indi loolu mooy tey quand tu es salarié dans une entreprise nga dem signer contrat ak ñoom ñu commencé di la fay par mois il faut nga wut benn cadre de vie boo xam da ngay dëkk soo da duggee ba ci biir nga jox respect ak borom kër gi mais bu la agence bi wala société bi joxul respect pour fay la mais soo demee 2-3 mois 4 mois ah y a problème surtout nga jël sa lépp nag wér ko ci loolu parce que li may faral di wax rek kenn ku ci nekk balaa ngaa dugg ci théâtre wala ci art amal loo téye pour def la leen bu lee doxul nga continuer lii parce que art doxul. donc l'art ne nourrit pas son homme au Sénégal. au Sénégal moom laaj ko artistes yu mag yi yow xam nga ci dara l'art nourrit pas son homme. waxu tubaab la rek waaye egsiwul Sénégal. bañ a am xaalis macha allah am xaalis bi nag du ci non du ci cinéma.
man damay liggéey. di fayeeku par weer. en dehors de. saa yi man tooguma di xaar théâtre bi fay ma. d'accord. man théâtre bi dama leen koy wax encore une fois. au début dama ko bëggoon jël def ko métier. yàlla dimbali ma teel a comprendre ne ku ko def métier te am boole ko leneen da ngay tàkk. parce que li indi loolu mooy depuis 1960 à nos jours culture bi fii Sénégal artistes yi yëpp dama koo seetlu. ku ci def buzz 1 an 2 ans 3 ans am tour ci dëkk bi bis boo feebaree dañ lay ketal. exactement bëggoon naa ñëw ci loolu problème. bëggoon naa ñëw ci loolu. looloo tax nag jëluma art def ko métier. parce que c'est bien dommage tey ñu gis ay artistes yu mag représenté dëkk bi fu ne nit ñi bëgg leen ñii di leen jooyal ñii fan leen et que tey gisoo kenn koo xamante ni mu ngi ci benn opulence boo xamante ni maanaam am na xaalis bu jéggi dayoo boo xamante ni am na sécurité nekk ak famille am sécurité mais ñu ci bëri dañuy gis ni que vraiment am na fu ñuy toll seen àdduna déjà dañ leen di on les oublie ensuite dañuy feebar ñaata artistes lañ fi ñoo fi feebar comme tu dis ñu ketal leen amuñu xaalis bu ñu fejoo après ñu gaañu et on leur rend hommage. non c'est-à-dire que moom laa lay wax xam nga Sénégal rip la ñu gën a bëgg. rip waaw luy rip moom. rip daal moom daal ñu xëy artiste bi bindal la RUP. rest in peace. ne la rest in peace daal boobu may gis ñuy bind moom yàkkamti nañ ko lool ci artistes yi. te boo feebaree. cri boo def. ndeysaan lañ lay defal. nga dee nag ñu ne aka baaxoon aka lii woon. ma ne kon y a un problème ci artistes yi. ay nit la ñu nag yàlla mooy tegee feebaran mais ñun nag suñu biir dafa am lu ci rax lu bari loo xam te ni kenn du ko wax. mais nañ koy moytu. moytu bi nag mooy lan soo ñëwee sol mbubbu artiste bi joué ba pare simil lem ba mu jekk def ko fu rafet teg ko fa dem seeti leneen. ku li doxut li dox. léegi par rapport ak art bi tout ce qui touche à la culture sénégalaise nan nga ko dundee ak Covid bi ñu nekk nan nga ko jàngatee par rapport ak Covid bi couvre-feu yi fii artistes yi di ñii di yuuxu ñii di jooy ñii di yuuxu seen nakar par rapport ak Covid bi nga xam ne ak couvre-feu bi benn activité amul est-ce que les maisons de production sont aussi touchées par Covid bi et selon toi lan mooy actuellement solution bi wala lan la ñu war a xaar que ce soit ci état wala ci maison de production yi. bari na xam nga mbas mi bi mu ñëwee dugg ci réew mi ci luy baax la rek fenn du sedd laal na ñëpp amul secteur bu mu laalul ci àdduna mooy li may faral di wax ñëpp ngi yuuxu da nga ko dul dégg rek. mais kenn koo gis mu toog am na lu muy dund lu mitti ndax Sénégal da di dëkk sax dañuy defar mu jekk lool mais ñi ngi dund lu mitti maison de prod yeeg ñëpp ci yam maison de prod entreprise la parce que aussi maillon la boo xamante ni exemple bu xasee ba paan ca début ba ka ca kaw du ko jot te loolu moo ñu daal chaîne bi day dem ba benn instant fii bu fi kalee kon roulement bi du egg fële kon laal na ñëpp li ñuy ñaan mooy suñu borom teel ko fi jëlee rek nit ñi jëlaat seen activité couvre-feu bi ñëw gën ñoo doggali damay tooñ sax gars yi ne leen monsieur le président def na góor ñëpp yambar fi mu toll nii. punkal yëpp ay yambar la ñu léegi. ndax léegi 19h 20h30 ñëpp sol pyjama toog di xaar réew mi punkal yëpp ay yambar la ñu léegi. non c'est-à-dire que man da ngay dem ba benn instant sax léegi ndeysaan nit ñi amatuñ sax envie génn ndax yaram yi léegi dafa ker parce que looy def ko entre 6h du matin ba 19h 20h soo paree léegi pyjama yi non pyjama yi léegi day leer na gars yi jënd ay pyjama yi bees tax léegi lan leen Covid bi daf leen freiné ci doxi bi wala ci naka lan moo tax non Covid bi metti na ci dundin mais baax na ci réew mi ci naka baax na ci métti na ci dundin mooy bloqué na activité yu bari ndeysaan yàqal na ñu bari seen liggéey chômage bi gën na yokk mais tax na nit ñi léegi ñu ngi defaru
Covid bi tax na nit ñi xam ne léegi mën nga liggéey yow dong. tey jii sénégalais boo ko musaan a wax travail à distance danaan la saa yëfu tubaab yooyu léegi nit ñi da ngay toog sa kër di liggéey. télétravail. tax na léegi nit ñi ngi créer seen entreprise bopp tax na léegi nit ñi seen xel ubbeeku na léegi ci ne yàllaa fi ne. tax na nit ñi xam ne léegi nit ndekete yoratul nit yàlla yor nit ñi parce que mbas mi ñëw na tëju nañ fi ay weer te nit ñi ku ci nekk yaa ngi dund. Covid bi est-ce que taxul seen classe yi yéen góor ñi taxul ngeen xaw a sax jegewaat léegi soxna yi passer du temps ak ñoom. xam nga mais dafa defar lépp. defar na lépp non si am na ci ñoo xam seen liggéey may leen woon ñuy toog seen njaboot. mais tax na léegi ñu am communion. bien vrai que yàq na lu bari nag parce que xam nga tey ñu bokkul jikko daaw ñu woon toog lu yàgg. mën nañoo nekk parce que du ñu laaloo. mbas mi tax na ñu nekk nag ba ku ne sa jikko feeñ na yàq na lu bari. effectivement parce que maa ngi doon dégg ni que en France par exemple. dem nañ ba violence yi am ci violence conjugale yi dafa yokk. et c'est ça. amoon na Sénégal am na Sénégal. mais nag defar na aussi. parce que nit am na njaboot dund ak moom quelque temps dem Europe toog fii 8 heures ngay dugg si. sa doom jàngi na. sa doom bu wàccee 16 heures mi nga fekk liggéey. dimanche am nga ko yaa ngi daw ci yeneen ak yeneen ak yeneen mbas mi rassemblé na lu bari. en fait priorité yi. merci beaucoup man daal mbas mi dama ko jàppee ne suñu borom. buy defar demeen lu yàq. am na lu mu namm nag ci ñun moo tax mu indi ko. dëgg la waaw. léegi nan nga jàngatee fan yi dérive yi am ci internet bi yàkkante bi dem nañ ba seetlu ni que ci internet bi pour nga lire ci sax lu rafet wala lu neex dafay métti c'est-à-dire xas ngay gën a lire saaga ngay gën a lire wax bu ñaaw amul encouragé c'est rare en tout cas nga gis benn site bu dugal dara nit ñi di encouragé wala di ñaan mais yàkkamti nañu tey benn ñu wax Assane def na lii ñëpp ñëw wax lu ñaaw nan nga ko gisee. mais loolu laay wax xam nga dama ne toujours ma wax ko lu jekkul bu ko kenn jekki-jekkal. Sénégal nag maslaa gi daf fi bari jekki-jekkal gi te jekkul daf fi bari naxante bi daf fi bari ak tamit kenn ku ci nekk yaakaar ne lépp looy wax mooy dëgg. dikku li am ci internet bi nii ci dëkk bi état moo ci war a jël mesure. ci naka. ok nit ku toog këram teg ceebu jënam wala maafem di bind Mami Mbay lay gis neexu ko mu saaga Mami Mbay état bàyyi mu jàll. keneen bu gisee saagaat mu gën a ñaaw. ñu bàyyi sax bind bi jël seeni caméra saaga sa ndey saaga sa baay wax lu la neex poste ko. 24 heures woowuñu la nga kon ne di ko def. da nga naan lii yoon la. kon état moo war a gérer loolu. donc état su ko gérer woon heure bi duñ fi egg léegi nag dem na ba bàyyi na ko ba mu dugg ci ñag bi ba sonal leen ñoom ba laal leen ñuy soog a jóg di contrôler. fekk c'est trop tard. est-ce que du nit ñi ñoo xamul seen ay droit. du problème mu xam droit. parce que tey tey su ma jógee di saaga Assane Lo waxal ko du n'importe quoi tuumaal ko mais Assane def na lii et même génnee une vidéo bu Assane di def ñaawteef est-ce que xam nañ ni que Assane am na droit jóg dem porter plainte ndax même bu nekkoon ci ñaawteef nga nekkoon amuñu droit divulguer yow sa image. waaw man xam nga moom laa lay rejoindre parce que man dama toog ci benn plateau wax ci. ma ne ñaaw na lool li ñu nekkee parce que yàlla du toroxal doomu aadama. nit mooy suturaal nit. ndax ba ngay def yàlla nga la tiim. bu defu la dara reyu la photo wu la affiché wu la. te bu ko neexoon def la direct de. mais def la bàyyi mu sedd. yow nga pare lem lépp romb nit ñi yiw ci kanamu nit ñi. ma jël sa téléphone jël ko wala am nu ma ko jëlee ci say internet wala quelque chose ne àdduna jël leen. yow am nga ci ndam nga ne. am nga ci buzz. non amoo ci buzz. jàppal ne kee nga yàq pour yow kee da nga ko yàq ko sa bopp nga yàq parce que suñu Dieu est juste. te gis nga man mbay bu ñu naxante à la place du lundi mënoo koo def mercredi wala jeudi.
te muy dëgg. gis nga yàlla noppi na def na li muy def te du waxantu lum ñu dig la nag ñun on s'en fout ñu ngi def lu ñu neex mu bàyyi mu sedd mais suñu borom dafa am ay nit yu mu teg ci àdduna ay njiit mais internet bi tey état moom xam na ne am na ay doomu réew ñu mu jël di leen fay par mois ñuy fayee ko yor seen i oto yor seen i bureau climatisé loolu mooy seen liggéey cybercriminalité lan mooy seen liggéey di xool lu bon lu ne ci internet yi pour jàpp nit ñi et pourtant ñu ngi bàyyi muy jàll te ñooñu ñoo war a dimbali doomu réew mi. waaw war nañ ko def nag comme ça vraiment. ñu xoolaat suñu toogaay vraiment xoolaat waxin beeg. déggoo amul benn citoyen buy taxaw ne arrêté leen booy arrêté ko booy commencé nañ loo xamante ni mënatuñ ko arrêté. état nag moo ci mën dara xam nga lu ci mën dara gis nga dafa am ñoo xam te ni ku ci wax loo war ta wax. wala nga divulguer dara bul xaar borom porter plainte. ci saa si wala lu lendemain war nañ la jël si parce que ki posté vidéo xam nañ ko. dëgg la moom dëgg la moom donc c'est ça. on va revenir vers toi di wax ni que yow tey est-ce que tu penses rentrer dans la production nekk vraiment ci deru producteur et non acteur est-ce que tu prévois ça yow lan mooy say li nga xamante ni yaa ngi koy préparer côté théâtre. mais côté loolu xam nga nag dañoo nekk ci réew moo xamante ni. bu ñu xamee de rabu ndakaaru dama la koy expliquer. non Mami Mbaye dama la non si Mami Mbaye xam nga rabu ndakaaru lu muy bañ non xam nga rabu ndakaaru lu muy bañ du rabu ndakaaru dëgg bi de ñun dañoo créer suñu rabu bopp tuddee ko rabu ndakaaru mooy doo dem du ma dem kenn du dem te Mami damaa bëgg dem ci télé bii du fi tax a di wax samay projet mais yàlla ni ma tiim xam na ne butiku mbagg boo gis xel ma nga ca magasin. dëgg la bamtuwaat ko ma dégg. butiku mbagg boo gis. xel ma nga ca magasin waxuma la boutique waaye xeeb na boutique ma nga ca magasin. dëgg la waaw loolu mooy problème bi nag. mais daal jàppal ne. Assane Lo li nit ñi bëgg na ko lool. li nit ñi bañ na ko lool. kon daal maa ngi ci série production boobu nag nañ dem xool ba ci kanam. mais daal doo ci wax daal. du ma ci wax quoi parce que. rab bi daa fort. rab bi daa fort lool surtout rab bi dafa pikiru ci pikiru mbas mi. wóor ko xaw ma am na effet xaw ma amul effet. yii. waaw ñu lay gis souvent nag. ngay nekk ak ay artistes. comment tu expliques cela Assane tu es manager d'artistes Assane wala c'est comment wala da ngay faral di nekk ci staff artistes yi di leen accompagner explique-nous un peu. ok man du ma dew ma di wër ci artistes yi encore une fois am na nag ñu koy def li may faral di wax rek artiste laa dinaa la ko nangul tey pour nekk ko parce que dafa am lu ma la bëgg a wax mais man bëgguma nekk artiste au Sénégal bu ma demoon Mali artiste bu rëy laa fay doon. nga ni ma. bu duggoon Burkina Faso nga xool. nga ni artiste bu rëy laay nekk. mais ci réew mii du ma fi nangoon nekk artiste. lu tax loolu. mooy li ma la waxoon sa njëlbeen rek man damay bañ balaa maa dee ñu may katal te réew mi dafa am nu mu doxee artistes yi amul jàmm. dañoo étiqueté am fuñ ñu dëkkuloo am fuñ ñu teg. te toujours wax naa ko ci showbiz bi c'est du faux c'est pas du vrai. tey boo ma nee da ngay ànd ak artiste dinaa ci sawar a wax parce que du artiste yëpp lay àndal te damay tànn ñi may àndal. ah oui non du ko tëb ma ànd ak moom. ah non parce que man du ma ànd ak waykat pour ses beaux yeux. ànduma ak waykat pour am tour parce que waykat ànd ak moom danger public la. nu mu nekkee danger. na gaa yi moytu moo tax tey exemple je donne man duma topp ma waykat yu bees yi def buzz ñaari ñetti xët-xët rek ñu wane la sa benn clip nga takk say verre di wër ci mbedd mi am ay garde corps ak yooyu te yow tojoo fenn. nañu dal. aar dafa am lu koy dundal. aar dafa am am day dund. te artistes yi ma gis nii génération bu mujj bi dundaluñu aar dañuy rey aar. lu tax loolu. waaw parce que dama gis ci seen façon seen communication dañuy dem sax ba dañuy xeex di saagante xanaa xamoon ne li indi defante lu bon lii ngay gis ci yëpp nii mais ñoom ñoo koy indi. artistes yi ñoo koy indi. mais artistes yi koy indi. déet waay.
mais artiste boo toogal tey parce que dafa am des gens yoo xam dañuy wër ci artistes yi nekk ay nit ñoo xam ay nitu fitna lañu. artistes yi dama leen koy wax moytu leen kii añi jee kër Mami Mbaye di reesee sama kër. ñëw ndekki si sa kër. fu ñu dem yóbbu. fu ñu dem yóbbu tëf bu ñuy kiite dinañ fa baax. moytu leen ñooñu parce que ñooñoo yàq aar bi. ñooñu c'est des gens qui ñëw ci Mami Mbaye naan la toj nga soirée ba. waaye diw de ñëw na ci soirée ba ah non yàqal na la waru woon def noonu. te artiste la comme yow sa mbokk. te ñu waroon defar. nga wax ci lu ñaaw mu wax ci lu ñaaw moom mu wax nga wax mu yóbbu fële. mbaa ñu enregistré la comme looloo xew. mais looloo fi indi tey artistes yi tey booy xool mbër yi dañoo dal léegi artistes yi jël jikkoy mbër yi di wis ak di takk téere nopp ak ay téere bopp balaa ngaa tëdd gars yi artistes yi koo dem këram muy tëdd pour waaji tëdd da nga yaakaar ne tey lay bu ko yàlla bettul du dee non si artistes yu bëree ngi yéeg sur scène koo ci gis yaakaar ne 120 kilos la fekk lan la woon yonent bi xam na ne dañuy takk bu ci put waaw léegi loolu nekkatul aar. artistes yi Assane nag leen di dal nag. non mais parce que loolu nag vraiment. mais ñoo ko def artiste boo gis bu logul nen balaa moo dugg ñu ngi ko jox socc ma ngay booy bëri woo da nga ñëw pour bégal ay nit. mais est-ce que loolu du yàkkante bi moo indi loolu. mais yàkkante boobu li ko indi cohésion bi ci manqué. mais war a nekk benn affaire yi c'est comme par exemple tey bu ñu jëlee ay France nga xamante ni artistes yi ba dañuy jël de grandes scènes di préparer wu pendant des mois et des mois ñoom ñëpp ñuy daje parfois ñooy bokk sax une grande maison nekk fa lan moo tax loolu mënul am Sénégal. mami c'est que mami yaa ngi wax loo xamante ni dafa mel ni nga ne Bob Marley day ñëwaat xam nga ne Michael Jackson dootul ñëwaat ci àdduna mais non nañu waxtaan Sénégal gi nga wax de. amoo ci benn espoir yi. yaa xire yow li gën a dee mooy xanaa kon bu boobaa suñu mag ñi nga xamante ni ñoo jiite aar kon ñoom ñu def ko ndegam ñoom ñooy toog xale yi toog ñoom ñuy waxante ci seen biir loo xam te ne maa day taali kon nan la ko xale yi di mën a jàppee kon nañu bàyyi loolu te xam ne du dox léegi dañ ko jàppee écurie non léegi moom aar bi moom écurie la écurie diw écurie man moom boo ko benn écurie parce que man dama gëmul li ñuy def da nga ma laaj ne ma damay ànd ak artiste moo tax ma waxee la loolu yëpp quoi ne la man ànduma ak artiste rek pour ànd ak moom nii mais damay ànd ak moom pour liggéey parce que man dafa am benn affaire bu may doxal am sama marque bopp am lu ma jàng mën ko di ko defal artiste muy promo yor habillement am yor direction artistique am communication danga may fay ma ñëw ñu liggéey mais nag du n'importe qui parce que doo tëb na ma ñëwal rek ñu liggéey mu yow mënuma liggéey ak yow non du ma liggéey ak yow dafa am ñu may liggéeyal dëgg yàlla loolu moo tax may ànd ak artiste pour manager artiste aussi comme tu demandes am na parce que am na ci artistes yoo xam ne même c'est des comédiens maa ngi leen di manager des fois ñoo am contrat publicitaire contrat truc man la ñuy woo ma dem négocier jox la nga dem liggéey noonu la demee moo tax ma nekk ak artistes yi. parce que c'est vrai que am na comédiens yu bari yoo xam ne xam nga ni ils ont besoin d'un manager. parce que liggéey boo gis rek am na yoon contrat boo gis dañ ko war a jàngat et du n'importe quel contrat la nit war a nangu parce que xaalis a ngi ci ginnaaw. te yombul nag dafa metti parce que ñun suñu artistes yi amuñu culture nga ñëw taxaw na la fii nga toog bul bouger defal lii defal laa ñoom dañuy demee selon seen yëg-yëg. moo tax ma ne la du ma liggéey ak n'importe qui parce que am na artistes yoo xam ne tey exemple boo ne lee bàyyil ñu bàyyi. man artiste bi ma nekkal tey jii su ma ko newoon tey fii bul fi dugg fii ba suba du fi dugg. ban artiste nga nekkal actuellement. je suis avec Carlou. Carlou di ñëpp xam nañ ne ku gis Carlou rek bu la rombee 2 secondes maa ngi ci gannaaw. d'accord. parce que li tax mooy daf ma nangul ko ko. kookoo neex a liggéey. d'accord. li may faral di wax naan bu yàpp yëpp menoon ni res jaasi du ci am yoon. kon du hasard. sens la bu la suñu borom boole ma liggéey ak Carlou liggéey naa nag ñeneen. mais ku ci ne da nga koy wax ak jikkoom liggéey naa ak artiste liggéey naa ko waal liggéey naa ay ñoom njool toj yi ay ñoom Tapha Touré
artistes yu bari liggéey naa ak ñoom ay Baye Ili liggéey naa ak ñooñu ñëpp liggéey naa ak ñoom Baye yu bari artistes yu bari liggéey naa ak ñoom aussi donc di ko su ma ko doon lim fii ba suba dina xaw a difficile mais jàppal ne daal Carlos Sens la boo xam yàlla boole na ma ak moom mu doon ku ma déggal parce que nit ki booy nekkee ak moom boo ko joxee cër mu delloo la ko dafa neex nga ne lii moomu dugal ci moom ngay liggéey di ko wax muy def dafa am solo waaye c'est très important. tey ban anecdote nga ñu mën a jox bu la arrivé ci théâtre ci tournage wala dara. comme genre. lan nga ñu mën a benn scène boo xamante ni reetaan loolu la wala voilà mu empêché la même tourner ndax ay reetaan ak yooyu parce que Assane tamit da ngaa xormu ci tournage yi de. waaw non loolu moom bari na mais dinaa la may benn bi ma sonal dëgg ba ma dem sama kër. non dama dem ba sama xol doon def ni ndax damay ree ba sonn. mooy bi ñuy joué man Kalso ma ci prison bi. kii ñëw géwél bi ñëw. tama naan ñaari nit fi nekk benn géwél. gis nga séquence boobu. non séquence boobu dañ koy tourné waat ko caméraman yi naaw waa ji ci boppam non kenn mënatul téye sa bopp. non loolu moom vraiment ba pare même dañuy dem ba bëgg a tourné gars yi na noonu nañ taxawaat ndax ree quoi parce que tellement que dafa tombé mu doon lu neex. ma yëg ko nag ma ni. non mais yow sa bopp yaa neex Assane. waaw non xam nga rek dañuy ñi ngay tourné du ñu am problème bu ñuy tourné ak yow ndax parce que en fait li ngay def ça vient tellement naturellement que. ki koy seetaan da koy sentir ba day mel ni mu ngi ci biir donc. comment tu fais pour faire autant plaisir et aussi naturellement ci yow la nekk wala yow noonu nga mel ci boppam. waaw man noonu laa mel dama neex de nature. da nga neex waaw man dama neex de nature. parce que sama invité simple dara. non xam nga lu tax ma ne dama neex de nature. mooy tamit aussi xam nga neex mooy yow yanuwoo stress. man yanuwuma stress. problème du ma ko yanu ba tax may am ay problème di. xaar parce que mag ñi dañuy wax naan problème boo ko xaaree bu la tërlee dootu jóg. dëgg la problème dañ koy affronter moo tax souvent fu ma toog man nay neex parce que à chaque fois dama naan bu neexul rek la ca topp mën na naqari kon nay neex tout le temps àdduna yàggul neexul mais neexal ko looloo tax ma ne la damaa neex. léegi dañuy dugg ci suñu rubrique tooñ tuuti léegi. ban toj nga def bi nga nekkee xale boo xam ne doo ko fàtte ba tey. bari na de. xam naa ni bari na ndax danga may niroog ku mën a def ay toj-toj moom. pourtant nag bizarre nag ndeysaan ma nekkee xale dama yar woon. ah bon. mais non man bi ma nekkee xale daaw ma woon waaw non bêtise moom mënul ñàkk xam nga bêtise weesuwul xale moom boo ko nee bàyyil man bi ma nekkee xale sama problème majeur xam nga mooy la boo ma ne bàyyil moytul li moo def ma laal ko looloo doon sama cat. daan nga tëb pour baale. mooy tëggi bopp waaw man nag awma problème boobu. yàlla dogal na ne awma problème mu tëb baale. kon dëgg yàlla parce que samay papay nandite la am nag yow it yaayu nandite. ñooñu non et puis man je suis l'aîné aussi ah. ñu fonkoon ma bëgg ma lool dañ ma bëgg ba ñi may xëyee gënuwul ma. donc du coup man problème baali mosoo am parce que man teeluma baali comme ni gars yi di def. non vraiment man teelu ma baali te ba ma mosaan a baali sax je me rappelle très bien comme dama nekkoon ci famille ñoom tante yeeg yëpp samay sañse ku ci nekk rek da nga ko daan vérifier. dégg nga loolu. ah oui kon moo tax nga mën sañse. waaw loolu dafa yàgg nag ndeysaan depuis sama maam kii ne gay ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm. amiin kooku moom mooy sama lépp. kooku moom macha allah kooku moom wax ci moom sax day métti trop quoi. kon non tey moom dañu war a neex. waaw te dafa war a neex quoi. dama dégg ni que Assane xale jigéen ñi sonal nañ la trop dégg naa xale yi dañuy miir bay mais Assane loolu yow yaa leen di charmer wala yow yaa charmant wala lan la explique-moi en fait. ban garab ay faj miir. c'est d'aspire la nu wax xaw ma aspirine. ah. ku ci ne na nga ko gànnaa yow boo ma gisee boo miiree naana. boo miiree. naana. nga ni ma. waaw sa miir dañ xam nga tey xale yu jigéen yi il faut ngeen comprendre leen ay nit la ñu bëgg lu baax. mi ngi mel ni nga taxaw ci oto bu rafet romb la. noo def nga daal yi rafet na c'est mignon da nga koy bëgg.
déggal loolu. xale yu jigéen ñi dofuñu dañoo bëgg lu baax xale yu jigéen ñi du ñu bëgg dof du ñu bëgg ku wéradi du ñu bëgg ku tekkiwu dara ci réew mi. c'est normal ñu bëgg Assane Lo parce que Assane mi ngi leen di bégal. Assane li mu am as néew mi ngi koy def. Assane a ngi sañse. Assane a ngi taxaw ci yenn milieux yi ñu ko fay gis. Sérieusement c'est normal. mais Assane. c'est normal. ban mooy sa plat préféré. waaw man nag suppu kànje moom man dama koy xëccoo dama koy jóge Dakar ba Thiès di ko lekki. nga ni. ah oui invité ma Thiès wala Ndar. suppu kànje waaw moom j'aime mais nag ceebu jaga bëgg naa ko. waaw mais suppu kànje daal mooy sama plat. yow mën nga toog. waaw man nag li may wax nii sama doom yi xam naa dinañu ree dama am benn non loolu jarul ma la koy may quoi. non waxal non waxal ah yow tamit. sama doom ji xam naa su ko sax dina yuuxu parce que man moom bon mën naa loolu omelette moom dama koy def. omelette roulé ay naa ci trop. ak lan ak benn plat bu tudd laxas aux omelettes. nga ni ma. non histoire la laxas aux omelettes may naa leen boobu jël leen laxas ngeen omelette ko. loolu yéeme laa lay wax. loolu c'est un plat mexicain. laxas aux omelettes. essayé ko. kon nag Assane proposé nañu tey laxas ko. non bu ma la ko toggalee boo ko lekkee yéem sa borom. nga ni ma. yow waxal yow. léegi Assane. yow en famille nan ngay dundee comment tu es en famille ak sa ban genre nga tu es romantique wala tu es du genre à ne pas exprimer tes sentiments wala tu es du genre mooy ñi nga xamante ne bu ñu wàccee dugg seen kër rek fas seen kanam bonjour bonsoir aw ne comment tu es en général. man boo ko xoolee rek xam ne sama kër damaa ñàkk fay rek. nga ne ma. maa gën a ñàkk fay sama kër. da ngay kii léeg-léeg nga. ma yow sama non yow man bañ naa ba xanaa xamu ne moo tax mënu ma yàgg fenn. xam sama jabar loolu mooy fooram moom soo waxee mu ne leen Assane may leen ko 2 minutes léegi mu dugg si en fait mënu ma toog fenn li ma mën sama kër laa ko mën xanaa xamoo ne gis nga sama kër yaay sorante wuñu maag moom quoi on habite ensemble soriwuñu mais boo fa duggoon nga bàyyi ma non nga ne Assane neexul sama papa ma gën a neex sama sœur bi topp ci man ah non kooku bu samay doom dañu am waa paa pour sama bàjjan du def lii parce que daf leen yéem sama rakk booyaa kooku non attends sama kër presque man la ñu gis. mais merci beaucoup. nga ñëw nag sama kër nag man damay dem ba sama jabar dana am da nga ñàkk fayda samay doom dañuy dem ba non duñ ma wax da nga ñàkk fayda sax mais dañ ma koy xool sama doom bu jigéen moom dafa dem ba danaan man sama papa lu mu ko wax lay def. parce que dafa am benn communion bu mu am ak ñoom. parce que noonu lañ ma yaree. man sama papa tey buy sang ndeysaan yàlla na gudd fan. kooku mooy sama lépp ci àdduna moo tax ma mel nii moo ma jàngal nan la ñuy nekkee ak nit moo ma jàngal nit da ngay free c'est mon père adoptif yàlla tere pour lan di góoxi leex pour lan chaque jour ma wax leen ko mën na leen tey dama mës a toog benn jour ma dégg ñu naan Macky Sall na génne Marème Faye Sall ci gouvernement bi parce que yoonam nekk ci yoonam ni kii damay may sénégalais yi mën na leen yéen a ngi ci erreur technique. ñaan leen yàlla Macky Sall Marème Faye di bég buy bég réew mi di neex buy Marème di mer réew mi am problème loolu mooy firndeel na la nit soxnaam. kon ku génnee Marème Faye Sall ci réew mi génn nga fi Macky Sall. kon daal doy na waar. man noonu laa mel ak sama soxna macha allah. léegi li ma bëggoon xam aussi mooy Assane actuellement yow par rapport ak réew mi ni mu mel ni mu yëngoo lan moo ci par rapport ak tout ce qui se passe dañuy dégg problème politique fii dégg problème Sonko fële comment tu le vis ñuy wax dëkk bi métti na ñuy wax vie bi cher na nan nga ko jàngat. waaw man li ma ko jàngatee mooy comme sénégalais yëpp. moi je suis sénégalais. di dund ci dëkk bi. yëg métit bi. yow yaa ngi yëg métit bi ak sa sañse bi nii. waaw sañse mënul ñàkk. ndax yàlla daf ñu cëral. te yàlla bàyyiwuñ tamit. te yàlla bu la cëralee da ngay cëral sa bopp. nit ku yiw damay dégg dañ naan am na ma ne amul yëre bu yiw moo am.
ndax nit ku yiw bu dul yëre doo gis yiw ci moom te gis nga bu dul woon yëre bu silwise benn sàppay am kenn du jiite kenn kon àdduna boo ci nekkee da ngay def yëfu nit lu mu metti metti bul yuuxu parce que tamit gor nga nekk ak say moroomu gor am na ñoo xam ñoo la gën a metti dundin fopp te fu la romb sourire la yàlla loolu lay gën a kontaan yàlla dafa xanaa xamoon ne yàlla dafay rus doomu aadama buy muñ aji muñ yi rek la àndal metti na loolu nag réew mi li fi nekk jaxasoo na kenn xamul nu réew mi men jamono ñuy toll nii réew mi mel na ne sabat bu tas nu waaye neex feccee daaneel amu fi et puis sax yow mën nga fecc laa ilaaha illallah Seydina Muhammad alayhi salaam ah fecc nga may wax man waaw non laaj ma samay nit yow it yow man ba Youssou Ndour di def concours Bercy cosaan maa jël deuxième nga ni lu tax ci loolu premier waaw parce que waa kër Mbéjee Faye loolu Mbéjee Faye moo ko triqué boobu kii nu mu tudd rakku Mbéjee Faye bi ki nekk fële États-Unis maintenant te maak moom ñoo doon ànd Médina ay ñoom riche ñaa waxuma ko parce que ay boobu non andee non concours Bercy la woon yéeg sur scène ñun ñuy yéeg sur scène toj fa wëndeelu ba naaw waaw ñoom xam nañu donc di ko réew mi metti na metti goo xamante ni soxna si boo bëggee dégg-dëgg nañu ànd ak dal te xam ni xët-xët réglé wu ko parce que aussi nag buñ demee ba ñëpp nekk dos au mur li ciy génne mooy nga tudd suñu borom dal parce que lu la dal mayul leneen mënu la ko maya réew du doole moo koy defar mais dal ak teey ak xam-xam jaxasoo na nag lu bari xew na ci réew mi mais c'est normal nuage la rek mais day jàll mais li may ñaan nit ñi mooy nañu moytu tey jéggale waaw nañu moytu tey jéggale am na solo ñu gis la nga nekk ñu gis Assane ci habillement ci yére yu rafet ci dàll yu rafet gis ni que créé nga sax sa marque bu ñu naan Yes donc bëggoon nga waxal ñu ci tuuti lan mooy Yes comment t'es venu l'idée ak lan moo tax nga dugg wala li nga bëgg sañse moo tax nga dugg ci habillement et tout parle-nous de tout ça waaw loolu la xam nga tey doo dem ci jàllu këriñ ne ko jàllu këriñ jaay ma këriñ ñun nag loolu la ñuy def Sénégal dañuy ñëw ci jaay ko ndox nag jaay ma ndox kon donc yaa ngi firndeel ne moom borom ndox la day jaay ndox loolu moo tax ma créé marque Yes parce que l'idée m'est venue que dama gis ne nekkite nit sañse nit yére saa yoo xëyee Mamy Mbaye donte yére ba tilim na tilimu rafet na rafetul di nga sol yére bu bokk la ba nga soloon démb kon nekkite nit yére ma xool xam ne àdduna bi yëpp boo ci génnee lekk naan yére ci topp moo tax ma créé marque Yes nag mooy yanj Eva yanj mooy ci ndar-ndar yi yanj ki diw de dafa yanj looloo war a yanj bi Eva mooy everyday Sénégal nag mooy réew mi yanj Eva Sénégal mooy Yes c'est la marque des grands hommes dégg nga loolu ah oui du marque cuune ah oui kon nag ñoo ko déggandoo du marque cuune du marque cuune bu ngeen bëggee sañse yu nice ñëw leen ci Assane mu solal leen ci kaw ba ci suuf mais noonu la Yes bàyyi Lo c'est madame Lo moom Yes moom nag daa nobaate nag moom waaw man bëgg naa lii daal vraiment góor buy sagal jabaram góor bu nobaate romantique déjà c'est normal waaw noonu la léegi Sénégal kan moo fi sa chanteur wala say chanteur et chanteur comme chanteuse quoi xam nga nag neexul benn wax mais Mamy Mbaye yow da ngay tooñ mais ci naka ah non Mamy Mbaye non xam nga doo toog ci réew mi man ma toog naan ma Assane Lo kuy sa chanteur kooku wax ju yàqu la dafa mel ni nga ni Sëñ Tuubaa murit la man Carlou D mooy sama woykat man aw ma woykat ku dul Carlou ban ci woyam moo la gën a neex yow waaye Cheikh Fall beeg lépp Carlou woyam yëpp a neex te Carlou li ci garaaw mooy am na way yoo xamante ni sax soxna si sénégalais yi xamuñu ko gis nga jamono ju ñu toll nii Carlou way na fi way joo xam ne ni wax la tudd wax nit ci nit ñi bàyyi xel Carlou way na la classe mooy li xew jamono ji c'est la classe dëgg la te ba mu koy way xalaatul woon lii dëgg la jamono ji di am ci Sonko yi yëpp
wallahi azim na gars yi dem YouTube wala dara ñu laajte def Carlou D la classe. beneen wayam bi mooy wax nag mooy jamono ji ñi warta wax ñooy wax. te boo warta wax. xamoo looy wax. toujours toj ngay wax. dëgg la bon ben on en profite on fait un coucou à Carlou D di ko nuyu di ko sargal di ko wax ñu ngi sa ginnaaw un très très grand chanteur macha allah bu mën li muy def. bëgg ko. donc ñu koy jaajëfal en espérant le recevoir bientôt inchallah. inchallah. waaw Assane. ce dernier mot. sama dernier mot nag dama koy dañ parce que dégg naa dañ naan dernier mot yooyu man bugguma ko. Badou. gars yi del tàggatoo lan ngay tàggatoo. waaye dernier mot tamit kan. dootuma waxati xanaa. non damay wax. waaw mami kontaan. parce que aussi surtout yow xam nga. àdduna dafa yéeme. bu ma xalaatee mami Alif ak i bondem ak i façon mami dem ba ci biir di ko ñafe réew mi am fu mu tolloon. parce que nag boobu bës yombul. bi ngay am bës yombul. ñuy dem àdduna di dox. ñuy dem àdduna di dox mami toujours constante mami toujours et am un bon CV aussi. ci milieu bi nga dem ba ci biir dem ci milieu théâtral bi aussi incarné benn rôle sénégalais yëpp bëgg la kon macha allah loolu dama la ci remercier ñu toogaat aussi tey mami di la interviewé nga xam ni jéego am na macha allah. merci waaw loolu nag dama la ci encouragé di la ci félicité bu baax. merci di félicité aussi seen structure bi Dakar 21. Dakar 221. di wax na leen aussi ca kaw ca kanam. di wax toujours li may wax. yàlla na nu yàlla sàng mbalaanu sutura. parce que bu ñu ko sàngee. loo tëradi say tànk du feeñ. dëgg la. yàlla noonu yàlla defal jàmm ci réew mi. di leen remercier vraiment sama invité de marque bi di ko am solo vraiment ci lépp lu muy def dinañ leen wan nag ay article am li muy liggéey et tout. di remercier sama équipe technique di leen wax yéen ñëpp nag abonnez-vous le Dakarois 221 comme ça ngeen mën a suivre suñu émission yi yeneen yi di ñëw dina neex inchallah et Assane nag mu ngi parel cadeau yu bëri affaire yi dina neex di remercier Passy Dramé Aline Badara Ndiaye ñu nekk sama ginnaaw et puis surtout di remercier sama partenaire du jour boutique Bébé Dissey Shop nekk Amitié 2 di ngeen am adresse bi ak numéro yi moo jaar ci robe bu am solo bi di remercier waa Massina Coiffure pour le maquillage la coiffure ñoom Zeyna et Rama di wax vraiment merci à tout le monde merci ñu nekk sama ginnaaw maa ngi leen di gërëm di leen sant et je vous dis à dimanche prochain inchallah avec un autre invité bye bye.